asalaamaaleykum Pape Dia yaa ngi nekk tey l'invité du jour suñu site IGFM naka tam sa site parce que bu ñu fàtte que si Futur Média ngay liggéey groupe Futur Média nekk directeur technico RFM. waaw nag du ma la laaj loolu man damay ñëw si beneen laaj. mooy dëmb da nga amoon xew bu rëy. dimanche bi passé. si stade stade Demba Diop. si wàllu làmb. tey mun nañu wax lundi bi quel est le bilan ban bilan ngay njëkk a def ak lu mu demee si yow. maa ngi lay fay Charles di nuyu waa site bi yëpp di nuyu waa Sénégal ak waa monde bi nga xam ñu ngay suivre seen site bi mu nekk site boo xam ne jamono ji ñëpp ñu ngi koy visiter ñuy rafetlu seen liggéey di wax ne que tey altine la muy démb la ñu jógee ci événement bi ñu doon def mu nekkoon gala de lutte bu mag lutte traditionnelle ñu àndoon si ak kër gi muy groupe bi donc yàlla defal nañu satisfaction bu rëy parce que boo xoolee stade Demba Diop. ñëpp kenn xalaatul woon dina feesee nii dem nañ ba mu déborder ba nga xam ñun daf ñu ëpp doole ça veut dire que groupe bi liggéey na ci Pape Dia production ak staffam liggéey nañ ci mu nekk événement bu mag satisfaction totale lañ ci am. ñaata mbër nga réunir dimanche fële si Demba Diop. amoon nañu 128 lutteurs si xayma mooy téeméeri mbër ak ñaar fukk ak juróom-ñett. teg bi lan la woon. waaw mise bi ñu ngi ko tegoon ci 4 millions ñeenti millions lañ tegoon téeméeri mbër ak ñaar fukk ak juróom-ñett ñëw. te it pour wax Sénégal ne Sénégal yëpp a fa dajoon ndax champion d'Afrique yi nga xamante ne tey ñoom la Sénégal gën a yaakaar pour ñu jëmale lutte simple kanam muy ñuy dem ci compétition yu mag yi ci Afrique champion yëpp ñëwoon nañ démb. bon justement Pape Dia nit ñi dañuy faral di wax lutte avec frappe moom moo gën a siiw daanaka Sénégal. yow nag da nga tànn lutte simple est-ce que dafa doon loo xamante ne pourquoi nga tànn loolu. d'abord pourquoi nga tànn lutte simple. à la place de lutte avec frappe. waaw dafa lutte simple dafa nekk loo xam dafa ma yàgg neex te it ma judd ci parce que maa ngi dëkk ci ginnaaw arène Adrien Senghor fa laa juddoo muy Grand Yoff donc sama papa nekk waa Ngéñeen. te Ngéñeen ku ko xam-xam ne dëkku cosaan la te dëkku séeréer la donc loolu moom ma gën a inspiré te it ma gis ne lutte simple dañ ko xawoon néewal doole bu njëkk da nga doon gis lutte simple villageois yi ñoo doon dajale def benn association tëgg lutte simple pour am lu ñu dimbale seen waa dëkk mooy dem créer fa ay infrastructure mooy defar yooyu lutte simple moo daan tabax jàkka yi moo daan defar école yi moo daan defar dispensaire yi ci village yi donc te loolu nit ñi dañ ko xaw a fàtte ba bëgg nag ñu gën ci delluwaat dooleelaat lutte simple pour que association yi nga xam ñoo daan dimbale seen waa dëkk yi ñu continuer di ci dëkk dimbale seen waa dëkk loolu moo waral ñu gën ci focaliser wu et puis di woo sponsors yi pour ñu ñëw jàpp ci parce que lutte simple rek nga gis ñu organiser ko Dakar nit jógee ci village yi dagg ay paas luy ay oto ñëw toog seetaan ko ba mu jeex ñu delluwaat. kon est-ce que dafa am loo xamante ne loolu am na lu mu wonee démb mooy maanaam sa organisation démb sur lutte simple dafa wone que gars yi soxla nañ ko wante nag dafa jafe si ñoom. dëgg la boo xoolee démb ku ñëw stade bi dina xam ne nit ñi namoon nañu lutte simple parce que année bii bëriwul ay journée ñaari journée moo fi amagum muy maa nga mu tëgg keroog terrain gaal gi. ak man sama deuxième journée bi sama première journée bi nga xam dëgg naa ko stade Demba Diop muy démb donc nit ñi dañu namoon lutte simple te it nit ñi dañ koy xaar ñëpp ñu ngi koy xaar sponsors yi dañu war a ñëw jàpp si tamit comme ni ñuy jàppee ci lutte avec frappe bi pour que ñu gën ko développer parce que mooy suñu cosaan lutte simple rek le Sénégal di génn dem xëccoo ci ko bitim réew donc dañ ko war a darajaal dañ ko war a dooleel. waaw est-ce que amul lu manqué voilà ñu ne bon yaa ngi ne sponsor yi ñëw si lamb ji lutte simple mais est-ce que amul dara lu manqué comme offre pour que sponsor yi mën a ñëw. non manqué wul parce que man boo xoolee sama journée yëpp yu ma doon organiser dama koy médiatiser visibilité day am parce que loolu mooy tax sponsor di dem yaakaar naa dina am ambiance dina am bëri doo am violence ba pare li ci war ci publicité ak communiqué yëpp ñu ngi koy def. donc dañuy dem ci télé yi dañuy dem ci rajo yi dañuy dem ci support yëpp dañuy dem ci internet dañuy dem ci journaux yi donc gisuma lan moo mën a tax sponsor yi peut-être dañ ko xamul wala liggéeyaguñ ci
mais bu ñu ko ñamoon dootuñ ko bàyyi. yaa ngi doon wax sànq que am na si média yoo ànd ak yow nag moom defe naa mooy groupe Futurs Médias. waaw groupe Futurs Médias ñoom laa ren dama def coproduction ak ñoom parce que bu njëkk dama doon def partenariat ak ñoom mais ren dañu sentir ne que il faut ñu boole suñu doole parce que fii laa nekk ñu def coproduction moo waral événement bi démb ñu am si satisfaction totale parce que boo xoolee da nga xam ne groupe bi liggéey nañ ci lu bëri liggéey nañ ci lu rëy te loolu mooy suñu njëriñ man Pape Dia Production ak groupe Futurs Médias. waaw balaa ma lay laaj lan mooy sa programme buy ñëw 3e journée xam naa amoon nga tam ay gan dem ba gis nañ fa président fédération Niger. te Niger moom ak Sénégal lu ñu xëccoo si lamb lutte simple dafa bëri yaa ko invité wala. waaw xam nga ñoom dañuy bëgg di fekkee événement yu toll noonu parce que ci suba gi la ma président Thierno Ka ñëw wax na ma président Niger bi dina ñëw bu Mali sax war na ñëw. mais wóoragul mais li leer mooy Niger moom président bi dina ñëw donc mu nekkoon loo xam ne mbégte la woon ci man parce que xaaruma ko woon tey démb boo xoolee moom rek nekkul woon invité Gaston Mbengue mi ngi fa woon en tant que promoteur Manga 2 mi ngi fa woon en tant que promoteur ancien gloire Siri Diakhaté mi ngi fa woon donc man mënuma lu di leen gërëm ñoom ñi nga xam ne jaroon nañ leen ñu bàyyi seen lépp ak Alpha Sam mi nga xam ne yàgg na lu yëngatu ci lutte simple amateurs yi nga xam ne ñoom bàyyi nañ seen lépp ñëw président amateurs yi muy président d'honneur muy Diène Diouf nga xam ne dañ ko doon décorer ak président amateur yi lutte simple Sénégal bi yëpp ñëpp teew donc manifestation la boo xam ne vraiment man kontaan naa ci te bëgg naa tamit ci amateurs yi. alors ce programme lan moo siy topp après rendez-vous Demba Diop lan moo siy topp. waaw dañu envisagé woon dañu def 7 journées def na gum nañ benn donc dese nañu 6 yi ñu dese nag dañ ci bëgg am yoo xam ne dañ koy décentraliser. war nañ dem Fatick war nañ dem Kaolack war nañ dem Sone war nañ dem Mbour war nañ dem Nguéniène war nañu dem Bayax te war nañ tëggaat beneen journée tamit Dakar donc yooyu yëpp dafa nekk ay journée yoo xam ne dinañu fexe ba def ko pour au moins satisfaire ñi nga xam ne ñoom ñooy auditeur ak téléspectateur yu Futurs Médias ak tamit amateurs yi nga xam ne ñoom dañu bëgg lutte simple te di ñu topp saa su nekk. est-ce que toujours ak co-organisation lay nekk Futurs Médias. waaw co-organisation lay nekk parce que ren dañu signé contrat boo xam ne moo lié groupe bi ak Pape Dia Production. toujours avec même nombre de lutteurs yi wala boo demee lu muy demee bu fekkante ne yaa ngi dem ci région yi est-ce que mbëru région yooyu ngay woo ñu ñëw bëre wala da ngay woo mbër yëpp. képp kuy lutte simple di nga ñëw. mbëru Sénégal yëpp la ñuy woo parce que lutte simple moo nekk li lamb boo xam parce que man su may rappelé wu daa organisé naa fi journée boo xam ne 200 lutteurs ñoo ñëwoon donc 200 lutteurs mooy jógewuñu rek ci benn gox Sénégal gi yëpp la. da ngay dem ba même sous région bi des fois da ngay gis ay mbër yoo xam ne Gambie la ñuy jógee pour ñëw pour compétir si surtout boo tegee mise boo xam ne dafa am solo donc moo tax làmb ji bu ñuy décentraliser tamit Sénégal gi yëpp la ñuy woo parce que Sénégal gi yëpp ñoo bëgg lutte simple moo tax boo organiser benn làmb Dakar da ngay gis région yi ñuy jógee Kaolack ñuy jógee Fatick ñuy jógee fu nekk ci Sénégal pour ñëw seetaan si compétition bi après delluwaat seen village. est-ce que passionné nga liggéey ak waa mairie parce que bu fekkente ne tam yaa ngi dem si ville région yi ku dem région yaa ngi si ville est-ce que yaa ngi xalaat nga liggéey yow ak waa Futurs Médias liggéey ak mairie maanaam ku mel ne maire de Dakar maire de Fatick loolu si seen xalaat la nekk wala. waaw ñun dañuy def li nga xamante ne dañuy liggéey ci loo xam ne moom mooy développer lutte simple donc képp koo xam ne bëgg nga dañ la tàllal loxo. mais xam nga am na ay projets yoo xam ne doo ko teel a wax parce que boo ko waxee gars yi mën nañ ko copier parce que man damay wax ni gars yi très souvent duñu créer dañuy jéem a bàyyi ba nga créer ñu moo tax ñun suñu li nga xamante ne moom la ñuy wuyoo mooy du ñu def luy dox mais dañuy fexe doxal li ñuy def loolu mooy suñu slogan du ñu def luy dox mais dañuy doxal li ñuy def. dañ jàpp prochaine journée bi kan lay nekk. waaw ak fan lay ne. ci mois de mars bi incha allah bëgg nañu def benn journée mais ñu ngi xool entre Dakar ak Bayax wala Kaolack donc ñu ngi ciy liggéey nii comme jóge nañ ci démb dañ def suba bilan ak ñi nga xamante ne ñooy staff Futurs Médias ak staff Pape Dia Production après ñu xool suñu prochaine journée fan la ñuy dem pour def deuxième journée bi. lutte frappe moom jàppaguloo ko. non waajaguma ko nag parce que conseil la buñ ma sama kilifa joxoon muy Mamadou Ibra Kane ne ma toogal. ci lutte simple ba ci kanam donc loolu ba léegi day dugg sama bopp di ma téye ko mooy travail moo tax dama bëgg développer lutte simple ba nga xam ne même lutte ñi nga xamante ne ñooy promoteurs yi nga xam ne dañuy def lutte avec frappe
mu inspiré leen pour ñoom ñu ñëw commencé organiser ñoom tamit li simple parce que li simple dañ ko war a développer ndax mooy suñ cosaan. waaw mais Pape Dia léegi nag directeur technique rajo ba promoteur lamb si alors les deux comment ça se passe. non parce que dafa nekk ñaar yoo xam ne maa ak ñoom ñoo ànd depuis ma nekkee xale dama fas yéene woon man jàng métier mokkal ko téye ko donc damay conseil nit ñi ak mbër yeeg amateur yeeg ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñu ngi suivre affaire bi ñu xam ne en fait nit ki dafa war a am ambition c'est-à-dire que du yem rek ci benn côté mais tamit lépp lu muy def na ci ànd ak fulla na am métier ba pare leneen lu muy def mu toog ci tey nii démb laa organisé mais tey dama xëy 8 heures kenn njëkkuma sama bureau donc ça veut dire que làmb ji mun ma yàqal dara su ma liggéeyee sama war a liggéey dama koy liggéey su ma war a tëgg làmb dama koy tëgg du ma yàqal dara samay journée yoo nga xam ne dama koy perdre mooy am par exemple samedi dimanche yi yoo xam sama jour de repos la ci laay teg li may teg di programme di calculer fu ma war a dem seetaani làmb ci région yi damay taal sama oto dem seetaani ko du ma yàqal sama liggéey mais bu leen di jotee damay dem xëy Futurs Médias pour liggéey. Pape Dia. ñu ngi lay jaajëfal bienvenue ci l'invité tey l'invité du jour de IGFM ñuy internet yi daal la seetaan xam naa jàngat lu bari ci sa programme jërëjëf. jërëjëf maa ngi leen di gërëm yéen tamit.